Ok, salam alaikum, chers téléspectateurs Tamba TV. Comme nous demee tout le temps, tous les jeudis de 17h, biir Tamba TV maa ngi shout out ñëpp ñu jàkkaarloog ñun donc du coup Tamba TV dama ciy jël temps tuuti waxtaan ak yéen xam ngeen Tamba TV mu ngi fii yàgg na yaa ngi suivre web bi bientôt nga am rajo bi télé bi yaa ngi nii di ma seetaan live and direct ci biir Tamba TV comme ni muy demee tout le temps yaa ma gën a xam ok. ñëwaat nañu The Movement xam nga nu muy demee tous les jeudis donc du coup dañuy indi benn ndaanaan ñëw toog ak ñun fii waxtaan ak ñun ci li nga xamante ni mooy côté hip hop knowledge bi fii xamal ñu lu bëree shout out to my bro ki nga xamante ni mooy big bro keroog moom fi nekkoon maa ngi koy big up de passage moo fi nekkoon xamal ñu lu bëri donc du coup maa ngi koy shout out de passage aussi tamit di nuyu notre grand frère bi nga xamante ni mu ngi ba Paris xelam nekk ci lii mu teg fii lii mooy Mr Seydou Kanté di ko nuyu bu baax a baax waaw sànq wax naa leen ko chaque jeudi dañuy indi benn gain bu am connaissance ci côté hip hop de le passé c'était Big Bro moo ko follow from Dead Zone Avenue maa ngi koy nuyu de passage bi ñu indi benn ndaanaan lui aussi mu ngi tudd Mr Mess bu Black Sadiq Mess Black Sadiq salaamaaleykum. Alaikum salam, Zaywan, it's Mess, Rashka Guru, represent Black Sadiq, Tambacounda, Nabataan, Kana, jaajëf. ok Mess vite fait damay ñëw balaa ñu ñëw ci question yi bu njëkk ba Mess Black Sadiq laa xamoon mais léegi Rashka Guru mën nga ñu expliquer lu tuuti Rashka Guru Mess Black Sadiq. dëgg la ñu ngi ma xamee woon ci Mess nekkoon groupe bu ñuy naan Black Sadiq mais malheureusement ak Flow ñu dem ba benn instant groupe bi amatul quoi léegi bon comme que groupe bi amatul après j'étais obligé nekk en carrière solo et par rapport ak man samay principe samay concept ni may gisee hip hop yëpp daa am ni ma koy agencé ni ma koy tegee après ma def benn recul bu ndaw liggéeyaat joobaat xoolaat sama écriture ni may bindee ni may demee ma gëstu yeneen tour am yeneen affaire yoo xamante ne moo gën a méngoog actuellement li may def si monde yi may explorer donc mu tombeek Rashka Guru bi ma jël ko c'est pas un nom d'hasard tour la boo xamante ne peut-être boo gëstul trop doo xam tour bi tekki quoi Guru moom c'est un maître Rashka Guru maître de spiritualité enseignant gars yoo xamante ne ñoom par seeni paroles seeni mots dinañu mën a faj sax ku feebar quoi en fait c'est gars yoo xamante ne seeni gestes aussi tamit waaw voilà dañoo réunir toutes les connaissances du monde tey ñoom boo leen laajtee sax si tëdd nelaw sax ban côté nga war a tëddee wala la ma war a li ñoom mën nañ ci apporter ay réponses ok Rashka Guru xam-xam yooyu noonu quoi ok mu nekk Rashka Guru tey moo nekk suñu invité The Movement xam ngeen nu muy demee tout le temps tous les jeudis donc de passage maa ngi shout out ma bro Ibou Prod bi nga xamante ni mooy coordonné lii nii yëpp boo gisee lii nii yëpp moo koy coordonné Rashka 72 heures yi dafa doon am yéen a ko doon teg tout le temps gisatuñ ko biir Tamba mais waaw loolu dëgg la 72 heures hip hop fu ma romb nit yi dañ koy kaas ne manqué na leen mais xam nga Tamba ñun dañ fi toogoon basé wu fii dëkk fi complètement xam nga donc on avait vraiment temps bi di ko teg muy métti ñu koy teg mu dem si ay 4e édition mais dafa toll foo xamante ne tamit ñun duñu ay promoteur en fait dañuy def carrière si hip hop bi il fallait que ñu bouger il fallait que ñu dem Dakar liggéey suñu album parce que dañu amoon contrat ak ay label yoo xamante ne dañu signé woon il fallait que ñu dem envers dem dëkk foofu quoi mën a am accès ci studio bi parce que tey mënoo di enregistrer chaque jour ngay jóge Tamba di dem Dakar donc bu ñu fa demee après temps bi amatul temps bu ñu doon am pour dem di ko coacher di lijjanti partenaires sponsors yi après temps boobu amatul on a voulu léegi def break job suñu album ba mu pare après suñuy indiwaat 72 heures c'était prévu que jour bi suñu album di génn ak 72 heures yi la ñuy mooy méngoo quoi loolu lañ prévoir defaat baak donc du coup de passage gars yi namm nañ ko trop day ñëwaat ok The Movement comme ni muy demee tout le temps wax naa leen ko dañuy ñëw indi benn ndaanaan tout de suite balaa ñu doon dugg ci bref question yi dañ ko doon dalal waxtaan ak moom tuuti aussi tamit ci moom ci lu mu nekk depuis mu commencé musique ba léegi donc du coup The Movement intelligence lan mooy hip hop d'abord suñu première question hip hop mooy lan te yow lan moo la poussé ba nga dugg ci hip hop. bon man li ma poussé d'abord bàyyi ma njëkkee foofu loo xamante ne moo ma poussé ma dugg ci hip hop c'est affaire la boo xamante ne c'est fi ma dëkk sama koñ bi ma dëkk hip hop dafa yàgg samay grand dañ doon rap
te sama kër daan nañ fa répété aussi sama buntu kër par exemple sama grand yi album bu génnoon ñoom dañ koy jënd ay daara ji ba ci albumu kaana yi ay map di sama buntu kër lañ moo amoon benn mbaar moo am suñu benn grand bu tudd Laay Fall moo fa doon indi rajo Sharpa bu am ay batterie su ñëwee fa lañ koy branché grand yi syndrome boobu fa laa lovee hip hop après moo am benn groupe bu ñuy naan Njat am na ñu ko xam Njat Gang mais bi version bu gën a récent bi la mais Njat Gang ak ñoom ay Buzz ay Famara Jeeju ancien Njat bi quoi dafa amoon beneen ancien Njat voilà bii nii quoi ancien Njat bu buur nekkoon en fait léegi mais buur mu ngi waat si Njat bu bees bi plus sa aram ak Gali bon si par rapport ak foofu ñun la ñu bëggee hip hop et puis di ko ba dugg ci ba di ko def ba nii depuis 2000 ba tey toll nii quoi 20 years ok comme ni ma leen ko waxee tamit di waxtaan ak gars yi que Covid baa ngi fii na gars yi moytu bu baax a baax di moytu ci barrières yi ñuy wax ni tout le temps da ciy baax le mouvement hip hop xam-xam la laaj jàngat yow keroog semaine passée hip hop doon fêté li nga xamante ni mooy 47 ans d'existence yow léegi yaa ngi ko doon wax li la pousse bëgg a dugg ci côté hip hop léegi expliqué nga ko gars yi mais hip hop ban jàngat lay def ci doomu aadama. waaw xam nga hip hop movement mais malgré léegi ñu bëri duñu wax mouvement dañuy ne a game nekkatul mouvement dañuy ne game mais man ba tey mën nga ko expliquer waaw man ba tey damay des ci parce que bu ñu mouvement ak game du benn mouvement mooy nga boole courant yu bëri boo boolee graphe courant la DJ yi courant la rap courant la affaire yooyu yëpp courant la 5 piliers yi boo ko boolee tey loolu ngay boole mu nekk mouvement mais différence sama game mooy tey te mouvement day am esprit tey par exemple suñu nee mouvement Y'en a marre wala mouvement benn affaire suñ ko waxee mooy esprit bi en fait esprit bu ciy nekk bi parce que il faut que ay courant daje esprit boobu mooy joxe mouvement esprit mën na nekk esprit bañkat mën na nekk mouvement pour dem sabar moo xam comprendre mais tey hip hop bu mu nekkee game mooy esprit bi amatu fa en fait concept ak yooyu tey boo gisee booy yi nu leen neex la ñuy rabee nu leen neex ngay solo nu leen neex amatul loolu yëpp hip hop dafa amoon façon solo am façon de wax am street language xam am street fashion am knowledge mais tey loolu yëpp ce n'est plus obligatoire en fait dañ ko dindi loolu léegi game la en fait game la that's a business make money talk loolu la quoi mais hip hop bu ñu koy wax dëggantaan Njaay comme ni nga ko waxee émission bi tudd ko mooy mouvement mooy courant yu bëri en fait si courant yooyu rap dafa nekk loo xamante ne daanaka mooy dernier courant bu rejoindre dernier courant bu rejoindre hip hop bi mais mu nekk courant boo xamante bu ci ëpp bayre bu ëpp doole parce que en fait rap jaar-jaaram moo tax quoi rap dafa mel ni noir moo tax ay noir sax ñoo ko kii États-Unis rap dañ ko xokkatal en fait waaw jaar-jaar boobu loolu moo indi hip hop et puis ñu ko tegoon nekk ay nit yoo xamante ne tamit hyper conscient am xam-xam mooy booy wax ay African Bambata bon même bu dee ñoom nekkuñu percusseurs yi carrément mais da ngay jël benn DJ Cool Herc bu jóge woon Jamaïque doon def Jamaïque lu ñuy naan ay kii ni sound system Jamaïque sound system lañ koy wax mais bu mu ñëwee États-Unis comme que États-Unis du Jamaïque Brooklyn